Binta Diallo da ngeen doon Tata Déguène loo leen bokk. te yow xam nga ne deret du réer man ak Déguène ñoo bokk deret ndax damay wax toujours ne groupe Futurs Médias boolewuma ak Déguène Chimère fu mu ma fekk danaan ma Diallo Massène mooy ki nga xam ne moo jur sama papa Massène Diallo moo jur tam Kader Diallo di papa yi Déguène Chimère kon Déguène sama mag la sama cousine la deret moo ñu boole. moo leen boole. nee nga sànq journaliste nga mën nañ ñëw ci sa parcours. journalisme bi ma nekkee xale dañ ma daan laaj loo bëgg ma ne leen su ma nekkul hôtesse de l'air journaliste dama daan jël ay livre bu ma gis rek di lire à haute voix ndeysaan sama yaay yàlla na ko yàlla yërëm naan ñu waaye booy lire la sa bopp da ngay sonal nit ñi ma ne ko journaliste nii lay lire ndeysaan bi ma demee ba am bac ma doon déglu RTS parce que maa ngi am bac en 93 après ma dégg ku ñuy wax Pedre Ndiaye mu nekkoon RTS ak ñoom Jacqueline Fatima Bokoum ñuy def ay émissions yoo xam ne daf ma neexoon un jour ma ne naa dem RTS seeti Pedre ne ko dama bëgg nga nekk sama parrain ndax journaliste laa bëgg a nekk foofu de mun naa wax ne lépp fa la commencé bi ma amee sama bac dem université dem ba année licence ma bàyyi mu woo moom sax moom ma woo ne ma da ngay dem ISEC parce que y avait beaucoup de problèmes à l'université ma dem ISEC muy soog a ubbi benn école de journalisme bu nekk fii vers Sacré-Cœur mu ne ma da ngay dem inscrire foofu comme tu veux être journaliste loolu moo mus a wax demal foofu bi ma demee foofu première année ma dem def fii sama stage Nouvel Horizon j'avais fait un très bon reportage un grand reportage temps yooyu téléphone yu bees yu génnoon la téléphone amagul woon sax ay 93 95 yooyu bëreegul woon daal bi ma ko defee laay bamba nañu comme première année nga nekk su ngeen paree na nga ñëwaat parce que dama am na yeneen projet mais je me suis dit que comme bon man bëgguma woon presse écrite daal rajo rek laa bëggoon def bi ma paree sama deuxième année ma daal di dem Walfadjri pour un mois bon après fa laa toog pratiquement 3 ans ba ni ma fay jógee. lan moo taxoon nga arrêté Walf temps boobu. Walf problème bi moom ñëpp yëgoon nañ ko dama amoon problème ak Sidi Lamine Niass bon amuñu woon sax problème mun na am dafa amoon problème ak sama supérieur yónni ma Italie ma war a dem embarquer avion mu ne ma bu mu dem parce que amoon na problème ak sama supérieur. kon sa supérieur. Souleymane Niang bi ma demee Italie ba yegg ba may dem ba war embarquer ñu woo ma ne ma Sidi nee na bul dem ma ne ko Sidi yónniwu ma man Souleymane Niang moo ma yónni su ma woowoon ne ma bul dem du ma dem parce que j'avais compris son jeu ma dem sama yoon bi ma demee woote pour envoyer ñu ne ma Sidi nee na bul envoyer man leen ah bon amul problème. ñu may woo reportage nga doon def foofu. sénégalais yi nekk foofu ñoo ma gis may liggéey ci rajo Walfadjri yore le desk culture di ci liggéey bu rafet parce que nit ñee ko wax man waxuma ko ñu yónnee papier ne ma dañu invité Walfadjri seen semaine culturelle mais de préférence Binta Diallo lettre bi sama directeur ñoo jox ma ko ne ma tu te prépares pour y aller où est le problème ñoom ñooy jël en charge lépp xanaa nag yenn yi kay defe naa ne j'ai pas commis un délit ci laa demee problème yi fa la jóge bi ma demee ñu ne ma Sidi mer na parce que nee na la bul dem nga dem toogal Italie bul ñëw man dew ma pour immigration nee na bu ma envoyé du ma envoyé damay toog fii rek sama heure ñibbi jot ñibbi ma ñibbisi bi ma ñëwee ñibbisi envoyé wu ma de ñibbi envoyé man envoyé wu ma ñibbisi le premier jour comme nee nañ ma Sidi nee na boo ñëwee da lay dàq ma ñëw le lendemain ma ñëw ci rajo bi ñu def seen réunion de rédaction ne ma da ngay dem reportage man leen daw ma reportage damay ñëw jël sama lettre de licenciement ba moom fi indi di dinañ si daf may dàq na ma ko jox ma toogee benn nit moo ñëw yéeg na ma am koo xam ne xaw ma ko sax ci groupe bi ne ma am si dina na dàq na la ñoom ñëpp ñu daw si les patrons ku ci nekk di naan ma on va voir ça après man leen. sa supérieur lan la wax ban rôle la si joué moom mi la yónni woon. ñoom ñëpp pratiquement kenn joué aussi woon benn rôle comme les carottes étaient déjà cuites ñii jóg naan non dinañ ci wax après man leen yónniwu ma kenn sama wërsëg moo jeex fii tey yónniwu ma kenn noonu laa jëlee sama këyit dem toog sama kër. après nga dem fan. après ma toog sama kër ma toogee sama kër parce que boobu maa ngi doon soog a démarrer ñu bare franchement ci autorités yi dañ ma bëggaloon seen bopp doon rafetlu sama liggéey ki ma njëkk a woo moom mooy je pense à l'époque le ministre de la culture Baba Wane moom ma njëkk woo ne ma dama yëg ne da nga jógee Walfadjri mais man li nga def d'accord ma doo dem toog sa kër
mel ni ko mënoo dara boo amee yenn problème da ngay ñëw si ay nit ñu xeexle la mu ne ma da ngay dem boobu temps kii mi ngi soog a ubbi 7FM moom sax moo jël téléphone am woo temps yooyu Jacqueline Fatima Bokoum moo fa nekkoon ne ko maa ngi lay envoyé Binta Diallo su ñëwee rek na commencé ma ne ko monsieur le ministre ma ne ko lu tax waxuma leen ko mooy bëgguma liggéey parce que nit ki doo liggéeyal nit ki ba mu toog ba mu neex ko xëy dàq la ci noonu kes dootuma liggéeyal kenn je reste à la maison di toggal sama yaay nga xam ne yàlla am na mu ne ma xam nga li ma lay wax mooy suba na nga xëy 7FM ma xëy 7FM dem ci kii ci Jacqueline mu yóbbu ma ci rédaction bi ne ma tu démarres ma toog ba mu neex ma man leen maa ngi dem ba suba dinaa ñëw gisatuñ ma ñëwuma. boobu da nga ragal la daloon Walf dalaat la parce que même ni ngay wax nii bien que yàgg na mais émotion bi mi ngi fi. yaa ngi koy waaw fàttali mais daf ma metti parce que nit ki yaakaar naa ne boo amee sa kër mu am ku fay briller ba ñu gis ko ne ko ñëwal da nga ko war a ndamoo waaye doo ko toroxal noonu la ma Sidi Lamine Niass loolu la ma defoon mu metti ma lool ma toogaat keneen woo ma daw ma set Modou Diagne Fada temps yooyu moo ma woo ne ma Binta Diallo ñun nanguwuñu yow ngay toog parce que boobaa da ngay mbay ndam Sidi Lamine Niass day mel ni yow li nga jàng mënoo ko wax ma fan nga bëgg a dem ma ne ko bëgguma dem fenn bëgguma faa dem damay toog sama kër di togg ak a yàq sama yaay du ma dóor du ma sànni ci mbedd mi noonu daal mu daal di insister ne ma boobu temps am na beneen rajo bu ubbi woon Envie FM mu ne ma Envie FM man maay le ministre de l'environnement je pense à l'époque wool Mame Less Camara nga dem nga commencé justement ma ñibbisi ma ne ko dinaa woo Mame Less ma ñibbi sama kër woowu ma Mame Less Camara ma dem 2 jours après Mame Less Camara si boppam moo ma woo ne ma dafa am rajo Manoré FM dañu soxla ki koy diriger xaw ma dafa bëgg nga ñëw liggéey ak moom parce que c'est une rajo des femmes te nee na daal estimé na la ma ne ko amul benn problème na ma woo mu woo ma ñu waxtaan affaire yooyu mu ne ma nañ fi jaar ma ne ko dinaa fa jaar jaaruma fa. après nga décidé arrêté. dama bëggoon arrêté bëgguma woon kenn jàppale ma dama amoon déception te man su ma amee déception c'est comme ça je lâche tout man loolu mooy sama problème man bëgguma déception daal bëgguma ku may décevoir ma toogaat Mame Less woowaat ma ne ma mais Binta xam naa boobu Fada woo na ko ne ko ndax Binta woo na la mu ne ko man maa woo Binta pour wax ko mu dem Manoré mu woowaat ma ne ma mais Binta man sa professeur la man maa la jàngal dama yàgg estimer sa liggéey su ma ubbee rajo nekk fi ñu wax ñëw fi ma ne ko dinaa ñëw noonu laa demee commencé Envie FM toog fa nag ak Mame Less Camara muy nit ku gore kooku mun naa retenir si moom vertu yoo xamante ne ak muñ ak jom yu ma am lu ma am as néew ci man ci moom laa ko jëlee parce que dama doon traversé si sama sëy lu metti damay toog du ma liggéey dama ko woo téléphone ne ko Mame Less mun naa ma ne ko fekk ñi fa nekkoon dañ ma daan jaxase ak moom naan ko Binta Diallo heure bu ko neexee ñëw su ko neexee du ñëw da nga koy sanctionné mais moom dama daan toog parce que dafa nekk koo xam ne daf ma mës a estimé ma woo ko ma ne ko Mame Less mun naa ma ne ko su ma ñëwul liggéey si nanga ma sanctionné parce que liggéey jàmbur laa yor aw ma droit di tardé wala ma bañ a ñëw te duma ko justifier mu ne ma Binta duma la sanctionné parce que xam naa li ngay dund soo mënee ñëw nga ñëw soo mënul ñëw nga bul ñëw loolu ku la ko wax def naa defal na la lépp fekk am na instant boobu Mamadou Ibra Kane nekk mi ngi woon RMD xaw ma RMD la xaw ma rajo municipal mu woo ma téléphone na ma Binta dañu war a ubbi dama war a diriger RMD na nga ñëw liggéey ak man boobu maa ngi fële Envie FM munu ma bañ nangu Mamadou parce que Mamadou Ibra Kane mun naa ne wax li ma xam yëpp moo ma ko jàngal bokk na ci ñi ma jàngal bokk na ci samay idole ci journalisme bi ma woowee demuma ko wuy ji bi RFM ubbee woo na ma demuma parce que li ma Mame Less ji moo tax ma ne du ma dem fenn fii laay toog te dem faa toog ba rajo bi tëj may soog a intégré RFM loolu moo ma indi fii RFM parce que ñoom laa nekkaloon Walfadjri ñoom kese laa xam ñoo ma jàngal li ma xam yëpp moo tax bi ma jógee fay Envie FM tëj bi ma dem ma beneen rajo bu dul fii. RFM banaane nga fi ñëw. mun naa wax ay vers 2007 laa fi ñëw. vers 2007 waaw. avant RFM wala ab naka la demee ban moment nga intégré AITV. AITV parce Ban que moment yow de dafa mel da ngaa xam samay mbir de yow Yacine mii dañ laa wax dara xanaa dëgg la nekk naa fii RFM ma ñëw fii fekk fi ñi nga xam ne ñoo ma jàngal muy ñoom Alassane Samb Diop ñoom Antoine Diouf ñoom Alaaji Assane parce que ñoom c'était une seconde famille pour moi ma ñëw fii ñu accueillir ma daal
mais xam nga rek ci biir liggéeykaay di nga dem ba ci biir mu am yu la naqari te doo ko mën a faj te doo mën a taxaw di xiiroo wala di ŋaayoo soo nekkee fenn ba mënatoo fa nekk li gën mooy nga dem. noonu laa def bind sama lettre de démission ñëw jox ko Mamadou Ibra Kane mu ne du ko jël Binta il faut que tu reviennes sur ta décision loolu la ma wax. parce que Mamadou def nga fi ñaata temps. yàgguma fi defuma fi sax 2 ans mu ne ma il faut que tu reviennes sur ta décision parce que Mamadou dafa nit koo xamante ni daf ma gëm man dafa gëm sama liggéey bu sañoon fi mu nekk laay nekk te sama yaay loolu la mës a bëgg daf ma ne fu Mamadou Ibra Kane nekk na nga fa nekk parce que Mamadou ki la bëgg la parce que si gestam ak nu mu may toppatoowee ak nu muy waxee ak man. ma ne ko du ma revenir ma ne ko d'accord je vais réfléchir noonu laa nekkoon di jouer au chat et à la souris ba 1 mois sursis yi jeex ma dem sama yoon bi ma demee ci AITV ñoom dañuy liggéeyal beaucoup de chaînes africaines dañu agence la fii la nekk ñu woo ma ñu boole ma ak moom sama beneen xarit boo xamante ne tamit avocat la moom tam naw ma lool ci liggéey bi moom ma dem yóbbu foofu ma nekk ak moom liggéey ak moom ba may waaj a pare mu ne ma vraiment comme dama la indi woon pré-embauche doon la testé dama bëgg nga toog je vais t'embaucher wax ma rek lan ñaata nga soxla ma ne ko soxlawu ma dara damay delluwaat RFM bugguma agence parce que agence liggéey bi dafa metti te bokkuñu suñu ni ñuy liggéeyee bugguma ko man dañu am si benn ligne boo xam ne ci loolu lañ ma tàggat def ma nekk Walfadjri loolu kese laa mën si laa ñëwaat delluwaatee fii RFM. mais fii nii yàgg nga fi RFM yàgg nga fi gis nañ ni promotion yu bëri jàll na fi. ñu di laajte lan moo tax Binta bokkul ci promotion yooyu noonu. ah xanaa ma delloowaat la laaj bi rek ndax man def naa 17 ans tey depuis 2000 laa commencé Walfadjri defe naa sama liggéey de néew ma mën naa lépp de waaye Mamadou Ibra Kane keroog bi sama yaay gaañoo nee na du ñu tànn benn journaliste bu jigéen fii ci Sénégal te tudduñu Binta ndax dañuy dégg sama liggéey di ko rafetlu fu nekk lañ may woowee lu nekk lañ may wax te taxul ma def la grosse tête parce que je me dis que journaliste. ba keroog ngay jeexal ci métier bi da ngay jàng lu bees mais nag xëy na yàllaa ko dogalul te yaakaar naa ne kër gi de bu fulla bu fiy dox wala bu amee de grands événements dañ ma ciy boole su ma nuloon wala xamuma dara duñ ma ci boole li tax nag avancé wu ma man xaw ma. est-ce que du mooy comme li nga wax sànq da nga bañ ñëw di nettali nit nekk suq nit. loolu duma ko defal kenn mun naa toog nag ñuy reetaan di kaf di ree mais pour dugg ci bureau di fen pour avancer. kooku bu ko benn chef xaar ci man xalaatuma ko sax du ma ko defal kenn bu dee looloo tax nit di avancer man du ma avancer. lan nga occupé fii durant tant d'années. waaw fii nekkoon naa fii maa ngi woon RFM di fi nekk chef de desk politique moom lañ ma def parce que defe naa je pense que occupé woon naa la culture bi ma jógee ci culture ñu def ma chef de desk politique mais comme Youssou dafa bëggoon diversifier ses produits mu indi TFM Info. ñu woo ma ni ma le DRH ne ma Youssou nee na dafa bëgg ubbi TFM Info 3 nouveaux produits benn bi culture la ak sport benn bi information en continu la bu sañoon di nga bokk ci aventure bu bees boobu est-ce que di nga ko mën a boole ak rajo bi ma ne ko duma ko mën a boole parce que rajo bi dama koy ñëw fajar mënuma wàcc fajar liggéey ba 13h 14h ma dem télé munta ne ma ne ko nag comme man télé bi lu bees la ci man defuma ko woon xëy na bu ubbee ma dem bokk ci aventure bi rek ñu ne ma kon d'accord ñu daal di may def affectation yóbbu ma TFM Info ne ma léegi mu ubbi ëpp na 2 at ubbeegul xaw ma ci lan la ñu ne dañuy xëy ñu ne ma arrêté RFM nga ñëw parce que léegi ñu ubbi nga arrêté RFM dem ubbiwul ñu woowaat la kay jàppale doo xam ci lan boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar ëpp na 3 ans. waxtaan ak benn responsable comme ku ci mel ni Youssou Ndour waxtaan ak moom parce que nit boo yàggee fenn di liggéey nga gis ñi la fi fekk si di am ay promo di dem yow nga toog te wax nga ko sànq lu am fula lu ne dañ lay woo nga participer si kon mën nga sa liggéey demoo waxtaan ak moom ci sa condition liggéey parce que loolu tamit sa droit la. toogal naa ay jamono ma am lu ma naqari daal parce que tamit yenn yi sax du ma ne iñaan la parce que bëgguma di wax sax ñu yaakaar ni dama iñaan parce que dama ne nit ki même bu la fekkee ci liggéey bi ëlbatiku ñu teg ko ci sa kaw dina la metti war nga koo mën a mettitlu waaye nag xam nga nag boo waxee dañ naan ndeysaan dafa iñaan mais jamono toogal naa ma dem gisante ak Mamadou Ibra Kane waxtaan ak moom ndax moom nag mooy suñu kilifa gannaaw Youssou Ndour Mamadou Ibra Kane la ma ne ko Mamadou mu ne ma ne man de
du ma dem de du ma démissionné xam nga defoon naa ko une première fois ñëwaat du ma dem mais bu ngeen jàppee ne man sama liggéey doyu leen nañ xool amiable ma dem sama yoon noonu laa bëgg parce que nag du ma fi teg di xuloo wala di xeex Mamadou ne ma Binta yow soxlawoo kër gi moo la soxla Youssou dafa am ay projet te daf la dugal ci biir kon bul yàqamti yow bul dem yow amoo pour dem ba ma duggee bureau meroon naa trop te bu ma fay génn keroog damaa bëggoon mu wax ma lu leer soit ñu xam sama gëdd jox ma ko wala ñu lemal ma samay kayit na ma demal konoon kon du ma fi sax yendu waaye nag li ma wax nee naa ko bi may ñëw mer naa de te dama ñëw noon jël ak décision pour ngeen wax ma ngeen létt ma wala ngeen firi ma. mais est-ce que loolu mu la wax noonu waxuñu la ko rek pour defal la. ah parce que buñ la dugalee ci ay projet te pendant ce temps les gens avancent. waaw est-ce que tamit loolu du waxu defal. ah loolu lay xaw a nuróol nag parce que nag yaakaar naa ne doo toog ci benn groupe boo xamante ne il y a beaucoup de produits fu nekk war naa faa mën a nekk dara mais tey ji pour accéder ci télé bi am fa émission c'est tout à fait un problème loolu moo ma njëkk a jaaxal munoo am ay compétences réunir leen ba pare ah ba pare nag doo leen jël teg leen fenn man c'est loolu moom mooy nekk questionnement boo xam ni ba léegi gisuma kenn ku ma ci apporter réponse j'ai même cherché à voir Youssou Ndour woo naa son chargé comme ma ne ko Youssou Ndour dama ko bëgg a gis parce que nag dafa jot ñu wax ci man daal parce que bu dul dara nag këram moo ko moom te ku nekk xam na sa compétence toog naa fii ak Mamadou wax ma fan la ma Youssou Ndour teg te man xam naa fu ma Youssou Ndour teg parce que saa yu ma gisee nii la may def. kon lu freiné affaire yi fan la jóge. ah je ne sais pas wax naa ko son chargé comme mu ne ma Youssou nekk fii bu ñëwee rek dama ko koy wax comme ça nga ñëw dem naa ci Youssou dem naa ci Mamadou Ibrahima dem naa ci Birane Ndour. waaw dem nga ci Youssou. Youssou laa gisagul. Youssou nga gisagul dafa voyagé nii lan la wax. bi ma ko Youssou Ndour a ngi fi ba ma fa demee boobu ëpp na léegi mu mat 3 mois. Birane dum la wax. Birane bi ma waxee moom tam il ne comprenait pas moom lu tax moom man mënuma avancer mënuma reculer moom comprendre ko loolu moo ko jaaxal. Bouba Ndour parce que gis nañ ni que dégg naa Bouba Ndour nga jotaloon ba gedd plateau vendredi yi. déedéet jotewu ma Bouba Ndour c'est-à-dire que dañ daan def yeewu leen les vendredis man Alaaji Assane Abdoul Aziz Mbaye ak ñeneen ñoo xamante ni oustaz yi ngi ci woon ci biir bon du lundi au jeudi Pape Cheikh moo doon def avec son équipe moom dafa am mun naa wax ñi nga xam ne dañ koy seetaan ñun vendredi bi dañ ko jëloon yëkkati ko ci beneen niveau ba xam ne ñeneen ñoo ñu doon seetaan parce que dañ doon am feedback dégg nga ci këru diine yi ak ñu bari doon ñu apporter seeni félicitation ñu yëkkati woon ko ba ci yenn niveau yi mun naa wax ne waxuma lundi jeudi yeewu leen baaxul de mais ku nekk ak ñi lay seetaan léegi bu ñu toogee ba jamono ñu jékki saay ñu ne Pape Cheikh la ñu bëgg muy animer vendredi bon ma ne comme Pape Cheikh xëy na. ku doon animer vendredi. Alaaji Assane moo doon njëkk a animer après Alaaji Assane s'est retiré parce que jeudi bi la doon am émission ci télé bi ba 2h du matin bëgg xëyaat fajar day métti Abdoul Aziz Mbaye jël bu Abdoul Aziz Mbaye jëlee continuer ko ñu koy def mu neex tot bu ñu xëyee ñu ne Pape Cheikh moom moo koy animer bon je me suis dit que Pape Cheikh xëy na man ak moom bokkuñu rythme et puis xëy na man li ma doon sentir sama bopp ci présentation wu bi nga xam ne moo gënoon mage du ma ko sentir en sama bopp ci Pape Cheikh parce que Pape Cheikh mën naa wax ni dañu xalelee en fait quoi dafa am benn cible ñoom am nañu seen cible ñun tam amoon nañu suñu ay cible loolu rek moo tax ma ni kon man tamit naa bàyyi kon Pape Cheikh yeggali ko rek avec son groupe man ma toog loolu rek la jotewu ma ci ak Bouba Ndour lu ma ci am mooy dañ ma woo rek ne ma Bouba nee na Pape Cheikh mooy animé léegi les vendredis ndax ça ne te dérange pas ma ne waa ji si ça me dérange point. voilà toogal sa bopp. waaw maa toogal mais Pape Cheikh animé tu ko vendredi. moo koy animé kay. moo koy animé des fois dañuy gis Dieynaba Seydou Ba. waaw Dieynaba Seydou Ba léegi ci télé bi la nekk. moom léegi mooy chargé magazine je pense. Bon elle a une autre rubrique culture. mais ñeneen ñëpp des nañ yow rek yaa dem wala. waaw man ñoom ñëpp dem nañu. ñoom ñëpp dem nañ léegi professeur moo fa des ak oustaz bi. ak oustaz bi d'accord suñu ñëwaatee ci Futur GFM groupe Futur Média gis nañ fan yi sàcc bu fi amaat
amoon na fi amaat na fi yow noo ko gisee en tant que ancienne fille. muy lu ma metti lool parce que fu sàcc am sax dafay mettre mal à l'aise les travailleurs parce que xamuñu fu mu jóge xamuñu ku koy def première sàcc bi ubbi woon nañu enquête gisuñu résultat ñun wala boog yëguñu ñun résultat enquête deuxième sàcc bi même chose troisième sàcc bi aussi moo ngi nii man je pense que kër buñ ci nekkee sàcc di ci am dañuy mettre à l'aise dañuy mettre mal à l'aise ña fay liggéeyee parce que tamit dafa metti nga toog dégg ñu ne yow dégg journal ñu ne sàcc nañ ci kër gi nangam loolu du lu baax du image bu rafet boo xamante ni dañ koy jox groupe Futurs Médias toll nañ foo xam ni loolu warul xew ci suñu biir kër fan la jóge ku ko def ñun ñëpp moom la ñu bëgg xam comme nag enquête baa ngi wéy mënuma ci wax dara awma ci benn loo xamante ni kon naa ko mën a wax parce que awma ci benn information. D'accord suñu ñëwaatee seen gérance fii nii ci rajo bi poste de responsabilité yi ñuy joxe qui s'en charge. xanaa les directeurs ñoom ñoo koy ñoom Mamadou Ibra Kane ñoom Mamadou Ibra Kane bon sur proposition peut-être du directeur de la rajo bu dee rajo bi la bu dee L'Obs sur proposition peut-être du directeur de publication ci entité yëpp yaakaar naa ne am na directeur bu fa nekk xëy na sur proposition seen proposition ñoom. mais si yow sa directeur am nga de bon rapport ak moom boo ko da lay féliciter tout le temps. Est-ce que kon nomination yi ci directeur bi lay jógee parce que ni nga waxee su doon jógee ci directeur yi kon yow nga avancé ci sa poste. waaw ci ñoom lay jóge kay ci seen proposition lay jóge parce que ñoom ñooy nommé ñoom ñooy proposé bu te lu tax nag ñoom proposé wu ñoom pour ma nekk en poste de responsabilité xëy na ñoom ñoo ci mën a tontu mais man moom vraiment dawuma sax ci bureau kenn nag di ko demander quoi que ce soit naan ko damaa bëgg a avancer wala dara. mais Alassane Samba Diop mën na ko seede. musuma dugg bureau am ne ko dama bëgg am avancement te nag bëgg naa am avancement. mais wax ji xaw na lëndëm tuuti parce que boo ñu nee sa directeur vous avez de bons rapports moo la fi daan toogal da lay jàppale et tout te en retour moom mooy nommé te nommé wu la. Mamadou Ibra Kane bu ñu ko proposé mu def ko bu ñu ko proposé wul xëy na loolu la Mamadou mooy directeur groupe Futurs Médias rajo bi dafa am directeur yeneen entité yi am directeur loolu rek la Mamadou moo mënul tëb rek ne def leen diw nangam te proposé wuñu ko fii nomination bu am rek dañ ko proposé ñu entériné ko. yenn relation nga am ak ñi ngeen liggéeyal fii. relation bu comme frère et sœur man ñi fi nekk ñëpp samay rakk lañu. bu ma ñëwee di nga frustré à un moment donné kay Yacine di nga frustré parce que mënoo def 17 ans dans la profession à l'arrivée lan nga doom mënoo ko wax da nga am frustration ci sa biir xol mais loo mënut a faj ñooy def da ngay toog rek jéemoo nekkoo xalaatoo leneen genre dem defi leneen parce que gis nañ ko fi journaliste yi dem defi leneen xalaat nekkul ci say projet pour l'instant. mais bu fekkee utiliser wuñu la ci dara nooy def da ngay dem dox sa ay dox dem xool leneen da ngay monnayer tes talents ailleurs. c'est pas interdit il est temps nga xool leneen. Yacine xam nga nag nit ki bu ñu xamee foo jëm doo yegg yu bare projet yu bare ngi nii sama kanam maa ngi koy mûrir. ndax nag yàgg naa moom sa yëf nag wala demal sa bopp loolu dara dàq ko di. sànq suñu déggoo say wax yaa ngi naan wax nga ba dugg ci sa premier mariage nga ne nga dund ci lu metti sa mariage dafa metti woon. premier mariage dafa metti woon trop. loolu moom sax jotoon naa ko musa wax ci benn interview boo xamante ne sax du loon lu ma bëgg mais comme dafa demoon ba ci yoon sama avocat yi dugal ma ci wax yenn yi pour xam nga rek ñoom seen stratégie de ñu lay défendre rek yooyu mais mariage bu metti la woon boo xamante ni daal bëgguma ci sax dellu si waat parce que passé na mi ngi si sama ginnaaw yàqaloon na ma lu bari ci sama liggéey mais heureusement ma amoon directeur bu mel ni Mame Less Camara